tey dañuy ñëw ci benn kaw blanchiment d'argent fii ci Sénégal blanchiment maanaam dajale koppar gu baree bari moo xam da ko sàcc wala ci leneen lu yoon di aaye ba noppi nga jël ci xaalis boobu noonu investir ko ci lu légal loo xam ne yoon terew ko ci gàttal jéem a lewal xaalis bi. lii la Mansour Faye def ak kenn ci doomam bu jigéen bu daan Aïssatou Faye ni mu demeek ni ñu jëndee terrain bi ferme bi nekk valeuru nag ya ñuy exploité foofu noonu ak fa mu bàyyeekoo lépp daan ci ñëw. donte ndax nañ Sénégalais yu baree bari ak Afrique de l'Ouest gannaaw benn reportage bu média international bii di BBC Afrique def barki Démo Ndiaye bari na ci yéen ñu xëy gis ñu présenté leen benn xale bu jigéen bu am bac en 2012 ne ñu référence la roy leen ci moom ndax ba mu paree jàngam en 2017 réussir na ba taxawal benn ferme bu rëy rëy tuddee ko Iman ba créé marque meew bu naan jaari ñu bari nag amoon ci fierté ndax li mu doon sénégalaise mais ci biir reportage bi waxuñ ñu ne kii doomu Mansour Faye la Mansour Faye magu première dame Mansour Faye di goro président de la République nga xam ni mbooleem ministère yi mu jaar depuis 2012 daan ci ñëw benn par benn ni mu def ba doon milliardaire ay scandale la fa bàyyi contrat yaa ma neex luubal alal ju baree bari dafay nekk ci bërëb def ay scandale yu dul jeex balaa coow li di jib Macky Sall daal di koy rawale yóbbuwaat ko ci beneen ministère. koo xam ni avant 2012 laataa gorom di jël réew mi amul kër Saint-Louis mais tey ku fay jaay terrain moo xam Ndar ak mboolem commune villa mbaa tool te bëgg mu gaaw a jar moom ngay woo mu fay la cash xobet kooku tey moo nekk di def ay placement jël ay doomam def leen ay prête-nom jox leen des milliards ngir ëllëg buñ ko naree topp ci wàllum yoon ngir nangu suñu alal gi ñu sàcc ci contribuable sénégalais bi ñu ne waaw famille liggéeykat lañu dañoo yàgg ñafe alors que seen investissement yépp du lu ñu liggéey du lu ñu donn ci seeni waajur mbaa seeni maam du alal gu lew. déjà dañuy taxaw ci li waral coow li boroom xel yi xool ndax yenu na maanaam déet muy ndaw si ñu présenté ne modèle la ci wàllum entrepreneuriat. moom Aïssatou Faye mi ngi juddu le 7 février 1994 am lu toll ci 28 ans ñaar fukki at ak juróom-ñett 2012 la am baccalauréat fii ci Sénégal année boobee mu amee bac nag tombeeg boroom këru bàjjenam falu président muy Macky Sall ci la daal di nommé papaam en tant que délégué ci benn bànqaas bu ñu naan délégation générale à la protection sociale et à la solidarité nationale en avril 2012. léegi mu am bac ci même année boobu noonu ñu daal di koy yóbbu bitim réew mu jàngi ndax koom tàmbali naa dugg mais ba tey posewul problème. moom ndaw si def benn cursus bu normal 2017 mu terminé masteram waaye jàpp leen ni diggante bi mu nekk bitim réew entre 2012 et 2017 papaam nekk na fi ministre bi ñu dénk ndox mi ak wàllum assainissement ba créé fa scandale muy scandale Suez ñoom Sen'Eau ak SDE bañ tuumaal ko ci wàllum corruption maanaam ay neexal yi mu jot ngir ñu nangu ndox mi ci waa SDE mi nga xam ni li ñu présenté ci njëg moo gën a néew pour clients yi daal di koy jox waa Suez ñoom Sen'Eau yi nga xam ni ñi ngi bëgg a ray tey sénégalais yi ci ay factures yu cher lii yépp liggéeyu Mansour Faye la jamono gi mu nekkoon ministère bi ñu dénk wàllum ndox ak assainissement ba ñu porté ko woon plainte ca OFNAC ngir wàllum corruption koo xam ne dañ koo ger ngir mu jël contrat wu ndox mi jox ko ab société boo xam ne dafa pare woon pour ray sénégalais yi. boo leen ma dénkee ndoxu sénégalais yi dinaa ko jaayee environ 400 francs naa wax noonu am keneen ku ne ah man de boo leen ko dénkee 288 mun na ko jaayee ki doon négocier na noonu man du ma tànn ki nga xamante li mu proposé moo gën a néew ci mètre cube damay tànn ki nga xamante ni li mu proposé moo gën a cher pour ñun ñu ne mais loolu trahison sax la loolu nan lañ ko mën a expliquer. mais ñu gisoon ni ci yooyu jamono leneen mbir bi ci laxasu woon mooy que ni kooku noonu dafa am lu mu jëfalante woon ci diggante moom ak ki nga xamante ni moo doon conduire processus bi. loolu la ñu wax woon la ñu tuddee woon ñun soupçon de corruption. loolu dañ dajale woon ñun ñëpp yóbbu ko OFNAC yóbbu ko Cour suprême yóbbu ko ARMP ne leen mais xool leen mbir yi ndax jaar na yoon jaay ndox mi li gën a cher. nangu ñu may la ci biir appel d'offre loolu noonu lañ koy tuddee loolu nag moo nu topp tey ñun téye jamono ji dañ ne woon
loolu bu amee forcément fi ñu jëm mooy que ni ndox bi dana yokku engagement yi ñuy waaj a jëloon ci dina ko def ci contrat bi investissement du ko def. Macky daal di koy ndëppal ba tey dara xewul donc bi Aïssatou Faye di dellu si Sénégal en 2017 fekkoon na bàyyam Mansour Faye doon milliardaire ba noppi gannaaw ju njaaj yi mu def ci ndox mi tey ñun sénégalais yi ñoo nekk di payer les pots cassés léegi Aïssatou Faye une jeune étudiante buy door a pare formation am amul expérience professionnelle bu tax ñuy wax mësul fayeku weer koppar gu takk ba mën a dajale 100 000 francs yu mat moo ñibbi si Sénégal jënd terrain buy jar 100 millions de francs CFA bu ñu sukkandikoo ci papier notaire bi xaalis boo xam ni mi ngi ko fay cash ki ko jaay laata sax ñoom ñaar di jàkkaarloog notaire bi ngir def la transaction lii la ñu déclaré ñoom ci koppar mais d'après information ñu am ñun ki ko jaay terrain bi muy madame Makodou Lo di yaayu ndem si yàlla Ousmane Masseck Ndiaye ne woon maire Saint-Louis terrain bi 125 millions lay jar léegi ndax dañoo wàññi prix bi pour mën a réduire commission notaire bi loolu ñoomi neen la mais jàpp leen ni fii ci Sénégal une jeune étudiante buy door a pare formation mësul liggéey bay dajale xaalis moo jënd terrain wu valeur 125 millions balaa dara di xew léegi dans un état sérieux en tout cas ñun ñii di wax ak yéen wala yow mii di seetaan boo jógoon di dafay transaction wu centaine de millions ci saa si lañ lay convoqué ne la foo ko jëlee mais puisque doomu Mansour Faye la goro président kenn du wax garaawul. gannaaw terrain wu valeur centaine de millions ba tey ci reportage BBC bi ñu présenté ñu ay raasu nag yoo xamante ni amul Sénégal mooy nag yooyu di produire plus de 25 litres meew par jour bu ngeen amee fàttaliku mooy nag yi fi Aminata Mbengue Ndiaye jële woon bitim réew jamono gu muy nekk ministère bi ñu dénk élevage te mu coûté woon Sénégal ay milliards et milliards malheureusement projet boobu noonu suñu éleveurs yi ñu ci bari bëgguñu woon nag yooyu noonu ndax li mu laaj ci moyen moo bari yore ñu yombul faaw nga pare financièrement nag yooyu noonu moo nekk ci ferme doomu Mansour Faye bi yor na ci lopp juróom fukk 50 vaches laitières loolu boo ko xaymaa ci investissement maanaam nag bu nekk lekk ñëwagul vaccin ñëwagul entretien ñëwagul da lay coûter lu jege 200 millions wala lu ko ëpp maanaam ci gàttal projet bi boo ko doon xayma pour ñi xam dëgg-dëgg élevage c'est des milliards. fu milliards yi jógee wax nañ leen trajectoire xale bu jigéen bi musul liggéey lu ko mën a may mu dajale 100 000 francs yu mat fi mu jógee mooy ci le contribuable sénégalais sa dërëm sama dërëm lu ñuy dagg ci entreprise yi liñ lay taxé ci bépp produit boo jënd loolee ñu dajale ba mu doon ay milliards benn groupe benn minorité ne ci fax toog bu ko of nak wóolu woon suba xale bu jigéen bi du leen wax lul sama baay moo ma jox ay milliards ngir ma taxawal lii. léegi naka la dans un pays pauvre et très endetté dëkk bu ñàkk mën a amee un ministre milliardaire ci lu matul fukki at nañu dem xool ndax yenu na maanaa. salaire u ministre fii ci Sénégal 3 500 000 la Mansour Faye depuis ba mu dalee nekk ministre ak léegi diggante 2014 jàpp 2022 7 ans 9 mois la maanaam boo dajalee salaire am yépp 325 millions lay toll te ku ne xam ne ni salaire u ministre du taxaw am nga njaboot booy dundal am ngay militant yooyu may xaalis da ngay organiser ay ndaje ak yeneen i charge boo defee sa bilan chaque mois doo dese 200 000 yu mat maanaam doon ministre ci Sénégal taxulaa doon millionnaire waxuma sax milliardaire ndax milliard dafa bari te loolu ancien ministre de l'enseignement supérieur muy Mary Teuw Niane dëggal na ko ba joxe moom exemple am ne ba mu nekkee ministre ba noppi dafa sax ñàkk. nekk naa ministre juróom benni at ak juróomi weer xam nga ku nekk ministre nag juróom benni at juróomi weer fekkoon ni alal gouvernement moo koy joxe war nga ko mun a am. li may loué kër su ma ci dindee li may jox sama njaboot su ma ci dindee li may jàppale samay waajur ak samay mbokk su ma ci dindee aussi li may def politique dara desutu ci. wax naa sax ni Dakar aw ma fa kër te njiitu réew mi laaj na ma mu ne ma mais yow lu tax amoo Dakar kër man que li nga may fay mënuma ci jënd kër à Dakar
sama kër mooy fi ma nekk nii ñuy waxtaan fii ci Ngalel cité Ngalel kër boo xam ni ñu ngi ko tabax en 96 par la coopérative d'habitat et de construction de l'université de Saint-Louis te ba léegi man may président coopérative boobu ci laa am kër moo tax su ma gisee ñu nekk ci nguur gi ñuy am génne alal bu dul jeex du xaaj ñu ne ay këru 600 millions la ñu jënd mbaa ay terrain yu day noonu pour seen njaboot di doxalee mbiru alal noo xam ma ni ñii alal bi moomuñu ko suñu alalu réew la ñu sàcc. donc lii exemple bu ñu leen bëggoon jox la comment se fait que ci benn gouvernement kii nekk ci pendant juróom-benn at mënu ci am beneen kër lu dul ba mu yoroon laataa muy nekk ministre parce que salaire am ak i charge mooy ko mais ci même gouvernement boobu noonu mu am keneen koo xam ni waxuma la moom mais ay doomam ci ay milliards la ñu toog di jënd ay terrain wu centaine de millions fan lañ ko jëlee sàcc contrat bi ñu jébal waa Suez muy Sen'Eau dossier de corruption bi nga xam ni président dafa lànk di OFNAC du ko laal 69 milliards Covid-19 yi ñu tegoon ci loxoom ngir nee nañ dañuy jënd ay dund te ñëpp xam nañ ni mu demee ay sàcc kot gannaaw scandale boobu noonu ñu yóbbu ko transport ak lépp lu jëm ci wàllum infrastructure tabax ak yu ni mel foofee nga xam ni fa la marché yi gënee bari fa la appel d'offre yi gënee tàkku moo gën a neex a sàcc lii moo enrichir Mansour Faye def ko milliardaire diggante 2012 jàpp 2022 lii nag ñu leen dégtal ay leeral dong la pas pour yoon def liggéeyam ndax dëkk bi amul yoon mais ay leeral ngir sénégalais xam lu xew ndax tôt ou tard ñoom dañ fi jugee mais nañ ci taxaw leeral ngir nguur gu fi toogaat toppal ñu dossier yi nii ba képp ku sàccoon suñu alal ak sa njaboot nga delloosi ko duñu seeni bàyyi ma yu leen di liggéeyal ba sonn di fay impôt ki taxe bay bëgg a dee ñoom ñu ciy noos ak seeni njaboot te ci gundaandaat lii tôt ou tard dafay jeex. kon taxaw solo bi tey loolu la woon ñu ngi leen di gërëm di leen jaajëfal di leen di daje incha allah beneen yoon ci beneen jàngat jaa ngeen jëf.